Thiès TV, la première scène thiessoise. Merci beaucoup chers téléspectateurs de la Thiès TV ñu am mbégte ak contentement di ànd ak yéen seen programme bi di Thiès TV ku ne xam na ni nag waxtu wi daan ngeen am seen émission bi ngeen miin di béggee ak sa gox mais malheureusement tey seen télévision bi di Thiès TV jël ci li nga xam ne rek mooy plateau spécial fas yéene ci ànd ak yéen waaye di ci dalal nag ñoo xam ne boobu ba tey dañ leen ràññee ci biir réew ñu yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu développement nekk nag ay partenaires yoo xam ne dañ leen ràññee ci télévision bi di Thiès TV tey nag ñu daal di ànd ak ñi nga xam ne rek mooy waa Osun ñu xanaa nag tey mbégte ak contentement bi ma ci am dalal suma xarit suma frère nga xam ne aussi depuis boobu ba tey ñu ngi ciy ànd di ci liggéey ak moom di monsieur Fall jógee ba Dakar waaye aussi à côté ñu am ci nga xamante ni aussi moom mooy Djibril nekk nga xamante ni moom mooy réseau départemental entre Thiès ak Mbour monsieur Fall maa ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf monsieur Sédar. mi ngi noonu sax téléspectateur de la Thiès TV muy li nga xam ne tey rek mooy plateau spécial bi nga xam ni dañu ko jagleel Osun di service boo xamante ni day yëngu lépp lu jëm ci wàllu social jàpp nañu aussi waa Thiès miin ngeen ko meen malgré tout boobu ba tey ñu gis nag ni nga xam ni noonu la ñuy ànd ak askan bi tey nag ñoom ñu ni dañuy am benn plateau spécial boo xam dañ koy ànd ak la télévision Thiès TV ginnaaw boobu ba tey ci partenariat bi nga xam ne sekk nañ ko di ci liggéey bu rafet tey nag ñu fas yéene xam naa rési aussi donc bonus bi ci commencement bi laa koy maye peut-être am na ñoo xam ni xamaguñu aussi tey ñi nga xam ne waa Osun peut-être aussi ci barre d'écran bi ñu ngi koy gis bu fekkee xaw na possible tamit Lamine ñu mën a am spot publicité bu nga xam ne rek donc mooy reportage bi ñu defoon ci Osun mën ko wan suñuy téléspectateurs su ko defee aussi ñu daal di mën a dabe ndax tey dina am ay questions réponses en même temps tamit dinañu ubbi téléphone bi bàyyi nit ñi daal di dugg saafonte ak suñuy gan ñu yëkkate aussi ay teraanga jox leen may leen ko ci diwaanu Thiès ak fépp foo mënti nekk donc bu fekkee baax na ñu daal di dem xool aussi réalisation bi nga xam ne waa Thiès TV dafa nekk waa Osun. ouverture de kiosque à eau yi nag dafa am ay objectifs maanaam comment dirais-je dafa am ay objectifs 3 objectifs yoo xam ni moom la ouverture kiosque yi am objectif bu njëkk bi mooy l'éradication des maladies hydriques mooy premier objectif bi di maanaam xeex bépp feebar boo xam ni dafay jóge ci ndox bu nee feebar buy jóge ci ndox xel mën naa dem ci lu mel ni diarrhée xel mën naa demit ci typhorite xel mën naa dem ci calcul rénal ñu gis ni feebar boo xam ne la bu bari la ci fan yi deuxième objectif bi mooy création d'emploi Osun dafay permettre nit ki nga xam ni moo nekk ci koñam ñu indil ko machine bi mu toog di ko gérer mu am lu mu ci am troisième objectif bi mooy lutter contre les déchets plastiques maanaam xeex lépp loo xam ni pollution la moo xam sachet yi moo xam bidon yi nga xam ne benn yoon lañ koy naan sànni ko ci mbedd mi Osun dafay xeex looloo waral boo leen gisee Osun du utiliser ay sachet maanaam amul ay sachet Osun aussi du utiliser bidon yoo xam dañ koy utiliser benn yoon rek daal di koy sànni Osun dafa am ay bidon yoo xam ni bidon consigné lañ koy woowee ni bidon yoo xam ne dafay dëgër méngoog ak ndox mi nga xam ne buñ su defee ndox bi tëj ko ndox mi mën naa dem ak yow lu yàgg ñu ibbi bidon bi te du yàqu boo xoolee bidon yooyu am na format bu 5 litres aussi am na format bu 20 litres bidon yooyu pour nga am ko bu fekkee bu 5 litres bi client bi nga xam ne mi ngi soog a ñëw bëgg ci bidon bi dafay adhérer ni muy adhérer mooy lan dafay joxe 1000 francs bu joxee 1000 francs ñu daal di koy jox bidon bu 5 litres boo xam ni moom moo koy moomal boppam en même temps Osun dafay am benn registre boo xam dafay nekk ci kiosque bi dañ ci bind turu ki nga xam ne moo adhéré ak numéro téléphone am tout ça léegi client bi bu demee dellu këram naan ndox mi ba mu jeex bu ñëwaatee di recharger daf koy recharger ci 100 francs Osun tax aussi mu def bidon yu 20 litres bidon yu 20 litres bi képp ku ko bëgg da nga koy adhéré
si 3000 francs maanaam boo ñëwee si kiosque bi boo joxee 3000 francs dañ lay jox bidon 20 litres rempliru nga dem sa kër consommé boo consommé ba mu jeex boo ñëwee ñu recharger la ko si 400 francs mais bu weesoo wala nga bëgg ñu livrer la fii si biir Thiès mën nga ma contacter si numéro bii 77 201 10 59 77 201 10 59. ayca merci beaucoup waa Rési et donc su ko defee nag ñi nga xam ni ñi ngi doon seetaan reportage boobu mën ngeen ci jël aussi ak ñi ngi xam aussi lan mooy objectif bi nga xam ni moo ko tax a jóg en même temps aussi kiosque yëpp ci yenn zone la ñu min am nañ ko en même temps aussi couleur bi ak soo bëggee chargé bouteille bi nga xam ni moom donc mooy bu mag bi ak bu ndaw bi ñaata la donc aussi képp koo xam ne ci kanam dugg nga dinañ yëkkati ay loo daal lay may donc monsieur Fall xam naa ni fi ñuy ñëwee mooy donc juste rek pour nit ñi comprendre donc Osun fan la jóge ak lan moo ko tax a jóg. waaw loolu dama ciy sawar a tontu bu baax. donc nag lenn moo ko tax a jóg ndax xam nañ ni que ni tey ak 5 litres yi 100 francs ak 20 litres yi 400 donc loolu daal. solo xam naa aussi foofu lay ñëwee ci yow xam naa dina ñëw aussi ci réalisation ak ci àll bi ndax am nañ ci certains documentaires yoo xam ne donc suma régisseur mi ngi ma koy jàll ci arrière plan bi par rapport ak liggéey bu extraordinaire bi nga xam ne dañ koo def juste fi may ñëw muy Osun tamit nekk service boo xam ni dafa basé aussi à Thiès ñu bëgg xam aussi impact bi nga xam ne def na ko fii ci Thiès ak njariñ bi nga xam ne boobu ba tey askan ñu ngi ko ciy gis. léegi dafay oyof. di nga gis koo xam ne dina la wax ni la man dama amoon problème mu digestion bu ma musaan lekk balaa rees kii mais depuis ba mu commencé naan ndox may sentir ne digestion dafa yomb si man que fi mu ne nii li may naan sax dafay bari ndax ndox mi ma daan naan danaan diis mais ndox mi dafa oyof. kon loolu mën nañu jàpp ni bu ñuy cité njariñ loolu mën nañ ko wax mais boo xoolee suñuy collaborateur yu njëkk mooy les postes de santé tey jii nii boo demee ci zone yi nga xam ne fa la kiosque yi nekk da ngay gis ni maladie hydrique yi bareetu fa. parce que boo xoolee population bu ñu commencé di fréquenter kiosque bi rek lépp loo xam ne feebar la bi jóge ci ndox rek dafay commencé wàññeeku mën ñu jël cas bu mel ni ca dem benn village boo xam ne mi ngi nekk ci côté Jandeer feebar boobu dafa daan faral di am lu bari mais depuis ñu def fa kiosque bi
daanaka feebar bi amatul kon déjà mën nañu wax ni loolu njariñ la te kiosque à Auchan bi moo tax population bi mën a bénéficier aussi loolu. muy loolu am solo donc population bi xam naa foofu aussi fa la ñuy ñëwee mais juste tamit ci côté employé bi xam naa fa la ñuy ñëwee. ndax malgré tout ku ne xam na ne Sénégal doon na réew moo xam ne c'est très compliqué pour nit ñi am ci wàllu liggéey mais dañu gis boobu ba tey tamit am na ci jeunes yoo xamante ni malgré tout ñi ngi ciy am seen wërsëg te lépp jóge ci projet bi. waaw donc loolu dama ci sawar tontu ndax comme ni ñu ko waxee ci reportage bi ci objectif yi nga xamante ni moom la Auchan am. donc objectif bi mooy volet santé bi réduction maladie hydrique loolu moo waral sunu lëkkaloo ak poste de santé yi beneen objectif bi mooy lutter contre les déchets plastiques moo tax moo waral ñuy utiliser ñun suñu bidons yi nga xam ne c'est des bidons rechargeables ndax déchets plastiques yi gis nga ni état bi sax def na ci benn loi bi nga xamante ni normalement le 20 avril la waroon entrer en vigueur mais coronavirus bi moo taxoon ñu dàq ko. mais même ministre bi wax na si nee na bientôt incha allah dinañ ci taxaw. ndax ku ne xam na ni surtout zone yi nga xamante ni moom la ñuy nekk ñun li si ëpp c'est des zones rurales ou bien c'est des zones yi nga xamante ni agriculture wala maraîchage dafay am solo. te ku ne xam déchet plastique dafay rey suuf baaxul ci suuf. donc loolu mooy beneen objectif bi. maintenant beneen objectif bi nga xamante ni liir nañ ko déglu nañ ko ci reportage bi mooy création d'emploi. création d'emploi. entrepreneuriat local la maanaam c'est des entrepreneurs locaux ñi nga xamante ni tey pare nañ pour liggéey pour vraiment pour seen askan te peut-être ñu am benn petit budget ñooñu la Auchan di lëkkaloo ak ñoom liggéeyandoo ak ñoom ci biir gox bi dégg nga jox leen liggéey di leen mën a fay par fin du mois léegi ñoom ñuy mën a suivre ndox bi di ko jaay permettre askan bi yëpp communauté bi yëpp di mën a am ndox bu sell te wóor su ma jëlee nag kaawu Thiès Auchan région bu mu intervenir bu mu nekk rek du jéegaani du wut feleen client indi ko ci région bi doomu région ba ña fay yeewoo dëkk fa ñooñu lay jël maanaam jox leen liggéey di liggéey ak ñoom ci biir askan bi donc muy benn démarche inclusive bi nga xamante ni dafa am solo te loolu moom la Auchan di doxalee boo xoolee biir Thiès nga xam ne ñu ngi fi mën naa ni war na mat lu tollu fukki jeune ak juróom yi nga xamante ni biir Thiès nañu dëkk ay doomu Thiès nañu Auchan na leen jël jox leen liggéey. noonu la Auchan def Tambacounda noonu la def Ziguinchor noonu la def Kolda noonu la def feneen ak feneen donc noonu la Auchan di liggéey donc muy am lu am solo bi nga xamante ni ci démarche inclusive am par rapport à ta question donc noonu lay liggéey. donc ku ne xam na ne aussi jamono ji ba tey ñu ngi ci mbas mi di jëm nga xam ne ne commune muy Covid 19 ñu gis tamit am ay mesures yu am solo yoo xam ne comité Auchan jël nañ ko ngir kaaraange ak ni nga xam ni moom la waa santé wax ñu gis tamit boobu ba tey ngeen am ci liggéey bu extraordinaire en même temps aussi sur le plan social ñu gis ndimbal yi tax ngeen ci def. waaw loolu dafa am solo parce que boo xoolee volet santé bi depuis coronavirus bi démarré au mois de mars moom la wax Auchan ñu ngi ci 54 kiosques ci Sénégal gi yëpp ci région yi ma la citeel mais jàppal ne région bu ci nekk bi coronavirus bi tàmbalee ñun suñu équipe yi fu ci nekk dañu am ay animateurs réseau noonu lañ leen tuddee c'est des animateurs réseau am na animateur réseau bu Thiès animateur réseau bu Saint-Louis bu Tamba bu Ziguinchor donc c'est des animateurs réseau yooyu ku ci nekk bi coronavirus bi dégg nga démarré qu'est-ce que yi ngay gérer yi nga xam ne ñoom ngay toppatoo dem nga fa ñu former leen par rapport au lavage des mains ñu former leen par rapport à la distanciation sociale dégg nga ñu former leen aussi par rapport au port des masques yemuñ ci former leen rek mais on a doté des masques dégg nga à chaque kiosque bu nekk ñun Auchan jox nañ la masque jox nañ la gel hydroalcoolique dégg nga mettre ko en place nag def ko au niveau du kiosque ba pare di veiller à ce que mu bañ a am benn rupture moo xam ci masque yi la moo xam ci gel hydroalcoolique ba tey jii sax bi may ñëw Thiès am na loo bu am solo bu ñu indil waa Thiès gel hydroalcoolique ndax ku ne xam nañ ne ndox la te ndox ak feebar bi di coronavirus dafa lëkkaloo trop coronavirus li ëpp ci liy xeex coronavirus ndox la raxasu nangam ñun ñii yëngatu ci ndox bi nag nekk ci accès à une eau saine muy ndoxu Auchan bi rawatina ñun ñoo ci gën a am taxawaay pour que nit yi mën a am les gestes barrières mën ko toppatoo ko ba nga xam ñëpp mën a mucc ci liggéey boobu te loolu def nañ ci liggéey bu am solo surtout li ma ciy dolli rek mooy livraison bi nga xam ne ñu ngi koy def nga xam ne ni pour nit ñi mën a toog seen kër ñu leen di indil seen ay bidon ndax am nañ tricycle
comme ni nga ko gisee ci image yi boo xamante ni moom mooy assurer la livraison à nos clients. très bien muy lu am solo xam naa aussi foofu la ñuy ñëw ndax wax bi tamit aussi ñuy nuyu bu baax a baax suñu partenaires yi nga xam ne via YouTube ñu ngi ànd ak seen télé bi di Thiès TV uniquement tey ñu am le spécial jëm ci lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu suñ di société boo xam ne bi mu ñëwee ba tey gis nañu taxawaay bi nga xam ne am na solo donc gis nga bouteilles yi nga xam ni dëkk bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel en tout cas ku ne xam na ni xawoon na métti ci nit ñi mais nag jamono ji kenn ku ne yaa ngi wax lu am solo li nga xam ni donc ñoom am nañu boobu taxawaay Pape Djibril tey nga nekk fii ci diwaanu Thiès ku ne xam na ni Thiès nekkoon na dëkk boo xam ne xawoon na métti ci wàllu ndox ñu gis tamit boobale taxawaay bi bi Covid 19 aussi ni ko monsieur Fall expliqué léegi jël ngeen ci aussi sur le plan technique yu extraordinaire ñu bëggoon a xam donc réaction par rapport ak clientèle bi est-ce que tamit def ngeen ci le maximum ba li clients yi bëggoon ñu am ko. effectivement xam nga comme ni nga ko waxee Thiès dafay zone boo xam ne boo seetloo ndox mi dafa bëri calcaire. déjà boo xoolee population bi nga xam ne dañuy naan ndoxu robinet bi souvent dañuy rencontrer problème yu demee noonu feebar yoo xam ne dafay jóge ci calcaire moo tax depuis ba ñu ubbee kiosque yi da ngay gis ñu bëri dañuy ñëw di fréquenter ndox mi bu baax a baax mais boo xoolee livraison bi ba mu ñëwee daanaka ñu bëri daf leen a dimbali parce que livraison bi dafa ñëw ci moment bu difficile mi moment Covid coronavirus am ñu bëri ragal a génn dem di recharger mais Auchan mettre en place système de livraison boo xam ni ak tricycle bi am ay équipement yoo xam ne daf leen a jël nga xam dañuy jël ndox mi ci kiosque bi indil la ko ba sa biir kër livrer la ko c'est-à-dire livraison à domicile ci loolu noonu da ngay gis population bi ñu bëri dañuy kontaan ci loolu dañ lay remercier parce que dañ leen a yombalal mbir mi tey jii da ngay gis koo xam ne da lay woo téléphone ni la man de soxla naa ku ma livrer ndox kon satisfaction boobu noonu da nga koy gis ci clients yi da ngay xam ne lii demande la boo xam ne doon nañ ko laaj bu yàgg lu ñu bëggoon la Auchan ñëw indil leen ko kon vraiment boo xoolee livraison bi lu am solo la ci moment Covid bi te mu ngi continuer ba tey jii nii. muy lu am solo boobu ba tey mi ngi continuer mais tamit ñu gisaat ci liggéey boobu ndax distance sociale bi gis nañu aussi malgré tout ni ñu ko respecté en même temps aussi entre clientèle bi geste bi mu ciy def mais ba tey aussi est-ce que tamit clientèle bi nga xam ne moom ngeen soxla Thiès am ngeen ko. waaw boo seetloo client du doy. tey jii nii bu ñu sañoon di gën di am na ñoo xam ne déjà ñu ngi leen di livrer mais tey jii nii am na ñoo xam ne bu ñu bëggee aussi mën nañ leen a livrer parce que bon ñu bëri ñu ngi kii am na ñoo xam ne nag tey jii nii peut-être dese nañ koo xam mais à travers émission bi dinañ ko soxla. bu boobaa dinañ ñu mën a contact de ce fait que dinañ leen ko mën a livrer ci kii quoi. voilà beneen bi aussi mooy xam naa ci démonstration boobu dina ci am solo. balaa nag may ubbi téléphone bi ñi nga xam ni donc xam naa ni yàqamti nañu ñu yëkkati ci ko ci teraanga yi may leen mais nag xam naa lii lépp aussi pour ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloo télévision bi mën ci am certaines informations par rapport nga xam ne bu ñu duggee ak ñun rek ci waxtaan bi ñuy sekk donc dañ mën a yëkkati benn loo bu ñu leen di may en même temps aussi donc jox la bouteille boo xamante ni après dañ la koy jox sa zable la heure bu jeexee aussi mën nga dem ci kiosque bi nga gën a jege bu ko defee tamit donc dem foofu ñu may la ndox gratuite waaye ñu bari nee nañu bi ñu utiliser ndox mi boobu ba tey aussi dañ ci gis njëriñ mais ma gis tamit ñaari donc bii dafa weex ci man bii aussi xaw ma dafa marron xaw ma. juste rek est-ce que mën nañ comprendre donc. lan très bien xam nga boo xoolee lii mooy filtre yi. filtre mooy segg ndox mi maanaam. boo xoolee suñu yaay yi nga xam ne ñoo toog di seetaan ak suñu papa yi lii mooy segg ndox mi. ba ndox mi mën a set. bu dee dugg nag nii lay mel ci machine bi maanaam day weex tàll waaye bu ñu ko seggee ba pare ba ndox mi dañ bu génnee nii lay mel. kon lii dafay mel ni tilim tilim bi yépp mi ngi ci ndox mi robinet bi. moom la machine bi téye ba ndox mi bu génnee day nekk ndox mu set wecc leer nañ mais machine bi comme ni ma ko waxee ci reportage bi yamul dong ci filtré gannaaw bu filtré ba pare dafay désinfecté ndax am na benn lampe boo xam ne mooy assuré loolu noonu de ce fait que ndox mi bu génnee dafay set wecc mais lu ñu mën a jàpp te jàpp ko mooy filtre bi bu dee dugg ci machine bi nii lay mel. day weex tàll waaye bu génnee bu dafay liggéeyam ba pare bu génnee nii lay mel. kon lii ngay gis nii yépp calcaire la
kon nañu jàpp ni képp koo xam ne yaa ngi naan ndox moo xam ne filtré wul ko comme bu Ocean jàppal ni lii mën na des sa biir te bu desee sa biir da lay indil gàllankoor moo tey jii am na feebar yoo xam ne mi ngi tudd calcul rénal bari na lool ñoo xam ne tey jii opéré nañ leen ba wax leen ni leen bu leen naanati ndox robinet ndax calcaire bee tax mi ngi noonu Ocean Sénégal ñëw na kon nag solution la pour waa Thiès tey ndax ak waa Mbour waaye aussi waa Sénégal kon ñëpp nañ daw ci kees yi su ko defee rek donc teel a inscrit foofu abonné wu di am ndox mu sell ndox bi gën de passage aussi ñu nuyu bu baax a baax suñu frère El Hadj Kanté mi nga xam ne donc tey malgré tout bu Thiès TV amee relation yi ak fi nga xam ne mooy Ocean c'est grâce à El Hadj Kanté donc moom aussi mu nekk suñu partenaire ñu nuyu ko baax donc su ko defee numéro baa ngi noonu 33 896 99 62 ku ñu daal bàyyi la nga dugg ñu waxtaan ak yow par rapport ak gis-gis bi nga xam ne am nga ko ci société bi nga xam ni dañu naan moo fi mujjee ñëw nag waaye tey doon na njëriñ ci askan bi allo. voilà da ngay wàññi sa télé bu baax ñu déggante. ay ca dafa mel ni kooku rëcc na keneen kuy ñëw rek donc da ngay wàññi sa télé bu baax a baax bu ko defee ñu mën a am déggante bu baax a baax ngir rek daal di mën a wéyal ci yenn laaj yi nga xam ne rek jëm na ci Ocean tey ñu ànd ak monsieur Fall suma xarit suma gars yi noonu laa koy waxee parce que souvent aussi maa ngi moom booba tey ci bëree bëri ñoo koy coordonné di ci waxtaan lu baax ak Pape Djibril donc bu amee keneen 33 896 99 62 ñu bàyyi la rek nga daal di dugg donc wax aussi jàngat bi nga am aussi bu fekkee tamit da nga def témoignage ci Ocean tamit du tee aussi ma may la teraanga ndax tey loo bi yëpp ma teg ci kaw table bi ñoo ko moom tamit may la abonnement boo xamante ni ko dem di utiliser ndox mi oui allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si tur beeg fooy wootee. man maa ngi tudd Soxna Faty. Soxna Faty yaa ngi dëkk fan. maa ngi dëkk Kawsara. Soxna Faty yaa ngi dëkk Kawsara. di rafetlu émission bi. waa di wax di ndoxu Ocean moom bi mu ñëwee ba léegi. ñun dañoo noppalu. waaw parce que ndox bu xonq bi ñu doon naan ak qualité bi tamit. xawoon nañu sonal ci suñ santé ak suñu ay santé doom moo tax daal dañuy rafetlu bu baax émission bi ay ci xam naa su ko defee rek donc su ma laaj la ñaari question yoo xam ne bu fekkee mën nga cee tontu donc bu fekkee da nga bëgg butéel bu ndaw bi ñaata ngay joxe bu fekkee ne butéel bu ndaw bi da ngay joxe 1000 francs pour abonnement bi 1000 francs pour abonnement bi léegi bu jeexee nag mën nga yóbbu vide bi ñu remplir ko à 100 francs. à 100 francs. bu fekkee ne bu mag bi la abonnement bi c'est à 3000 francs. léegi bu fekkee da nga ko bëgg remplir tamit 1000 francs rek ngay joxewaat. 1000 francs ngay joxewaat. waaw. ayca bu ko defee dama lay bàyyi ci suuf ak waa Rési ñooy xool bu fekkee li nga wax am na donc dinañ jël sa numéro am nga fi benn t-shirt boo xam ne Ocean moo la ko may. d'accord jërëjëf. ok merci beaucoup ayca waa Rési ñu daal di jël numéro am ci suuf daal koy enregistré donc bu fekkee aussi li nga xam ni rek moom ma. oui allo. oui allo. ayca da ngay wàññi sa télé bu baax ñu mën a déggante. ok salaamaaleykum. waaleykum salaam. voilà ba tey dañu am problème déggante ak yow bu fekkee rek mën nga wàññi télé bu baax a baax. ñu mën a déggante oui allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi sant. ñu ngi sant bu baax da ngeen di wàññi seen télé ñu déggante. merci ñoo ko bokk fooy wootee. maa ngi wootee Sénégal ci Thiès. Sénégal Thiès ban quartier. quartier R100. yaa ngi wootee R100. oui Mamadou Lamine Ba. Mamadou Lamine Ba ñu bàyyi la aussi nga wax jàngat bi nga am ci société bi. ay ci dafa mel ni dégg-dégg bi neexul ñi bëgg a duggandoo ñoom ñoo bari waaye daal ak si képp koo xam ne rek dugg nga boo tontee suñuy laaj donc registre bi dina jël sa numéro donc bu fekkee aussi li nga wax tombé na ak li nga xam ne moo nekk dañ la woo après donc jox la aussi loo bi nga xam ne Ocean may na la ko donc bu amee keneen ci téléphone bi 33 896 98 62 ma daal koy bàyyi ak Pape Dib ak monsieur Fall. oui allo. waaleykum salaam. monsieur Fall jëlal kooku salaamaaleykum.
allo. ay ca kooku ñàkk nañ ko ba tey dañu am problème mu déggante ak moom dañuy déglu ak seen téléphone portable bañ a déglu ak télévision bi oui allo. ay ca 33 896 99 62 nga ñëw participer ci waxtaan bi ñuy waxtaan tey di Osun di société bu nekk fii ci diwaanu Sénégal di déngu ci lépp lu jëm ci wàllu ndox ay ca laaj yi ñuy laaj rek képp koo xam ne tontu nga ñu ànd ak yow numéro baa ngi noonu 33 896 99 62 aussi ñuy ni baax Simon tamit nekk ci ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ak monsieur Fall ak donc direction bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès tamit ku xam direction Osun fan la nekk tamit ak en même temps ak kiosque bi ban couleur lañ ko yor donc yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne ku dugg rek dinañ ci ànd ak yow au 33 896 99 62 oui allo. ay ci xam naa ne Moussa Fall dina am keneen ku jot nga gis donc ki nga xam ne moom moo génn léegi. waaw d'accord donc vraiment am na solo te kontaan naa trop. salaamaaleykum. jël ko aleykum salaam allo. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. waaw delloo jaar sëñ bi noo tudd ak fay wootee. waaw mën nga wàññi télé bi tuuti rek. waaw boo wàññee télé bi rek déggante bi gën a neex noo tudd ak nooy wootee. voilà El Hadj Kanté la. El Hadj Kanté waaw. voilà di franchisé. ok. nekk ci kiosque bu Darou Salam. macha allah. voilà ñu amoon rek ay témoignages yoo xam ne dañ ko bëggoon a apporter à propos de Osun Sénégal. très bien. vraiment mu nekk benn entreprise boo xamante ne nii mën naa wax ni tey Sénégal li tax doon nañ ko xaar parce que di dimbali nit ñi surtout ñi nga xam ne seen doole demeewul noonu ñuy mën di naan ndox mu sell. non seulement ñuy mën di naan ndox mu sell mais aussi ñu koy naan di fay loo xam ne lu néew la mooy juróomi litre yu nekk rek nga joxe ci ñaar fukk. te loolu aussi c'était pas évident. donc ñu ngi leen di apporter suñu soutien yëpp yow monsieur Fall ak Djibi moom toog ci plateau bi ak monsieur la di leen wax ne leen kontaan nañu trop ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def fii au niveau de la région de Thiès. waaye yemu leen rek ci région de Thiès waaye partout dans le Sénégal à travers le Sénégal. ndax xam naa ne seen ay objectifs mooy non seulement waxuma le Sénégal waaye Afrique yëpp ñu mën di naan ndox mu sell parce que il est grand temps. macha allah te ñu ngi nekk au 21e siècle. donc naan ndox mu sell te wóor lu am solo la. client yi ak client yi vraiment ñu ñëw aussi tamit en masse à travers publicité bi nga xam ne Thiès TV bi def na ko. très bien. muy liggéey bu am solo di liggéey bu mucc ayib boo xam ne kenn werante ko. donc ñu lay ñaan yéen si laaj waa Thiès TV yëpp ngeen yokk ci kaw ci kanam. amiin amiin. waaye di gën a ñaaxaat clients yi rek ñu gën di fonk seen ay messages yi gën a respecté seen ay messages incha allah. incha allah waaw ñu ngi kontaanaat bu baax monsieur Fall. jërëjëf merci beaucoup mu nekkoon monsieur Kanté ayca mu nekkoon monsieur Kanté donc tamit yow xam naa ni tey moom damay maye ay lu mais xam naa ni ñi nga xam ne aussi ñu nekk ci réseau yi ñoom damay jël ci ñoom daal di mayewaat donc aussi bu amee keneen ko dafa mel ne aussi am na benn contribution bëggoon def. C'était juste pour indiwaat leeral. si bidon 20 litres bi. bidon 20 litres bi bu fekkee da ngay soog a ñëw di def achat bi di jënd boobaa 3000 la. yaa ngi may yàqal boo sama réponse yi boo ko joxee bul may sama ñi nga xamante ne ñoom ñooy dugg saas donc ñoom laa bëgg aussi laaj leen ne question yi su ko defee ñoom bu ñu tontoo. bu ñu demee nag ba ci émission bi di jeex dinañ leen jox largement de temps ngeen mën ko leeral téléspectateurs yi dama bëgg. oui allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh bi ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay ziar fooy wootee ak tur bi. waaw dafa ngeen may baal ma lépp tur bi rek. yow la. waaw xanaa di bëgg a contribuer ci émission bi nga ñu def nii plateau bi. donc di ko rafetlu bu baax tout d'abord. di nuyu ñi nga xamante ne ñoom dafa dajale tey. di leen encouragé bu baax ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne ñu ngi koy def jëmale ko ci ndox mi. nga xamante ne sénégalais yi soxla woon nañ ko doon ko xaar boobu ba léegi. man nag dama gis produit bi à travers ci benn publi reportage ci télé ci TV. donc bi ma ko gisee ci laa dem def premier bàyyi dem tenté xool ndox mi nan lay joxe parce que dañu toll benn période boo xamante ne ni
ndox yi dafa xaw a bëri ci Sénégal te yi ci am qualité bëriwul. incha allah. mais nag depuis ñu essayé ndox mi ba léegi satisfaction totale lañu ci am. incha allah. moo tax tey bu ñu leen gisee ñu invité leen dañ ne faaw ñu jaar wootee encouragé leen ci liggéey bi nga xamante ne ñu koy def leen wax ni daal ndox mi am na solo trop franchement am na qualité et puis boo ko naanee da nga ciy sentir sa bopp. incha allah da ngay sentir ni yow mi dafa am lu bëree bëri lu raxas ci yow. donc du ñu def lu dul leen encouragé bu baax di leen félicité ci liggéey bi. jërëjëf di jërëjëf. wax ni ñun moom comme que léegi adopté wu nañ ci rek donc ñun tam ñu ñaan ñu wëyal liggéey bi bu ko defee ñu ànd ak ñoom jërëjëf jërëjëf. ba mu soree sori. donc kii yaakaar naa mën yow moom dañ lay may recharge gratuite directement. bu ñu xamee tur bi ak fan ngay wootee ban kesk rek ñu comme ça ñu mën la boo fa demee dinañ la defal recharge gratuitement. ay ci léegi xam naa Rési da ngay jël numéro am ci suuf bu ko defee rek donc ñu xam moom ban zone la dëkk ak ban secteur la nekk su ko defee aussi moom dinañ ko may recharge gratuite nga xam ni foofu lay dem dafa jël ndox waa Osun donc ñoom ñoo ko may. waaw donc vraiment man damay kontaan et puis dama am satisfaction donc ça veut dire que tey effort yi ñu nekk di def nii yëpp biir Thiès donc askan bi soxla nañ ko benn capacité sunu machine il faut ñu xam ko foog ñu leeral ko sunu machine dépendul ci robinet tëj na wala robinet tijji na ndax machine bi mën a traiter 1000 litres voilà salaamaaleykum mbokk bi salaamaaleykum. ay ci daw na. waaw dafa mel ne kooku daw na de. salaamaaleykum. donc li ma doon leeral rek mooy que ni sunu machine. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na ngeen def. ñu ngi fi rek ça va alhamdulilah. alhamdulilah noo tudd ak foo wootee. man maa ngi tudd Nandou Diallo depuis R100. R100 tur bi nan la. Nandou. Namburu. Nandou Diallo. Diallo ñu ngi lay jaar bu baax soxna si. merci beaucoup jërëjëf. alhamdulilah bismillah. bon dama bëggoon a am wax sama contribution ci affaire Ocean Sénégal. très bien. parce que man ça fait un bon moment ma gisal ko à travers ñu publier ko ci Facebook bi. ma tenté sama chance ma ne xaaral ma woote ma xool ndox bi du mu mel. mais vraiment depuis ma commencé ko utiliser. regretté wu ma ko. très bien. au début maa doon def di recharger sama bopp. may yónni sama doom. mais par la suite ak Covid-19 lu mu accès boobu j'avais envie de que ñu may livré ma laaj ko ñaata la livraison bi à ma grande surprise ñoom ñuy def tuuru quartier yi di xool ñan ñooy route. effectivement mais bi ñu ñëwee ba sama kër man leen ma ne effectivement lii laa bëggoon ñu ne ma dañ leen di defaral livraison gratuite ndax Covid-19 bi. c'est ça. vraiment mu nekkoon loo xamante ne rafetlu naa ko trop. très bien. ñu nekk ñoo xamante ne disponibilité bi macha allah en plus service bi ma kontaan si trop moo tax bi ma gisee émission bi di jàll à travers la télévision bu ma woon bañ a woote. parce que dama doon def di jënd yeneen ndox mu cher trop. ndax xam nga boo yoree ay xel en plus robinet bi des fois yi ñuy génne ñun ñëpp xam nañ ni mu mel. dëgg la mais bi ma ko commencé utiliser ba tey damay doon social di wax ne Thiès comme dañuy wax Thiès émergent Thiès sa kanam. man maa ngi exhorter toute la population thiessoise. ñu utiliser Ocean Sénégal parce que dina jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk di si liggéey. dina tax tamit seen énergie te dina contribuer tamit ci suñu santé. nekk na loo xamante ne man dina ko commencé tey sant yàlla rek laa fi wax di leen wax chapeau. vraiment kontaan naa ci trop. toute votre équipe je vous félicite vraiment. merci beaucoup.
parce que am nañ ci amoon malade insuffisance rénale la woon. donc insuffisance rénale la. donc dafa sonnoon trop ñu tere woon ko ndoxu robinet comme ni ko sama naataango bi waxee léegi jibi mais da doon dem di jënd beneen ndox bu wuteeg sunu ndox di ci dépenser xaalis bu bëre bëri xam nga ni yeneen ndox yi dafa cher loolu. bu ko defee nag keroog bi ñu demee comme ni ko ndaw si génn léegi ni mu ko waxee sunu visite à domicile yi ñuy def parce que dañuy accompagner qu'est-ce qui gën a jege askan bi ak sunu livraison yi ñuy def bi ñu demee ba dugg biir këram ba mu gis ndox bi ba jëndee ko 100 francs keroog vraiment dafa sax mere waa këram. parce que dafa ni leen lii nga xam te ni yombal la. nu muy nekk fii ba pare yëgu ma ko. waaw ayca Pape Djibi jëlal kooku. waaw allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo def ba yaa ngi sa jàmm. sant yàlla bu baax. dalal jàmm si Thiès TV yow rek la ñuy déglu. maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. man la Béatrice. Béatrice kiosque Fayu. wax nga dëgg Béa noo def ba yaa ngi sa jàmm. nuyu nan la Béa. alhamdulilah. moom mooy franchisé bi nekk Fayu. ayca ñu ngi lay dégg. allo. ñu ngi lay dégg bu baax ayca yow rek la ñuy déglu. allo ayca dafa mel ni kooku rëcc na. Béatrice donc il faut que man taxaw rek foofu ci Béatrice ndax bokk na ci sunu franchisé yi ñu njëkk am fii Thiès. ndaxte comme li ma la wax askan bi na ñuy jël ñu dëkk Thiès ñoom na ñuy jox sunu technologie ñoom ñu liggéey si. Béatrice mi ngi def liggéey bu am solo ci Fayu. waaw maanaam moom vraiment waa Fayu ñi si ëpp xam nañ kesk bi te tàmm nañ ndox bi bu baax a baax. donc dama ko bëggoon delloo njukkal franchisé yi ñu am yëpp fii Thiès. su ma limee damay juum. mais Thiès quartier yi ñu si nekk bëri na loolu xam naa suma naataango dina ci delluwaat après. mais gërëm naa la ñoom ñëpp. jërëjëf kooku salaamaaleykum soxna si. waaleykum salaam. donc ñu ngi lay nuyu foo noo tudd ak fooy woote. maa ngi rafetlu émission bi bu baax am na solo trop. jërëjëf. maa ngi tudd Awa Ndiaye di wootee Parcelles Assainies unité 1. unité 1. waaw léegi soxna Awa yow loo ñu mën a wax ci. waaw maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. jërëjëf loo ñu mën a wax moo ci ndoxu Ocean si qualité ndox bi. léegi sénégalais yi ñëpp moom la ñuy utiliser. macha allah. ba boo duggee ci kër yi sax léegi ay waañ sax dañ faa installé filtre yi ñëpp dañuy filtré seen ndox doon koo toogee sax. macha allah. te loolu lépp c'est grâce à vous kon ñu ngi ci am contentement bu baax di wax ni ndox bi moom ndox na même man fii ma ne passé sax dañu def ci jënd fii am na fu ma koy jëndee fii. très bien mais yow ban kees moom moo la gën a jege. kooku Parcelles kees bi ñu ngi ne ci après rond-point Parcelles rek foofu ay jëndee à chaque fois. voilà léegi aussi émission bi su jeexee di nga mën a dem foofu tamit aussi mel ni la gratuite ngay chargé foofu. non kii li ma ko bëgg def mooy kii dama koy may t-shirt Ocean. d'accord waaw kii moom t-shirt Ocean laa lay may dégg nga. waaw d'accord voilà donc fii am nga fi benn t-shirt Ocean incha allah. waaw d'accord kontaan naa. voilà di la jaajëfal di la encourager itam. ayca waa Rési ñu daal koy jël ci suuf tamit kooku doon wootee depuis Parcelles Assainies unité 1 ñoom tamit ñoo di utiliser li nga xam ne mooy Ocean. salaamaaleykum mbokk mi kookan la dalal ak jàmm. ayca dafa mel ni kooku ñàkk dañ ko donc question yaa ngi noonu ak képp koo xam ne rek bëgg nga dugg participer ci plateau spécial bi nga xam ne dañ ko réserver juste pour aussi entreprise bi nga xam ne mi ngi nekk fii ci diwaanu Sénégal waaye yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu social asalaamaaleykum. ayca képp koo xam ne rek bëgg nga participer donc mën nañ la bàyyi nga daal di dugg bu ko defee rek laaj yaa ngi noonu ñu bëgg a xam ñaata la ñu koy chargé ak suy abonné ñaata ngay joxe ak nan ngay inscrit donc aussi bu fekkee tamit butéel bu mag bi ñaata la butéel bu ndaw bi tamit ñaata la kees ki nga xamante ni donc moom la Ocean am seen peinture bi aussi ban façon la donc yooyu yëpp ay laaj la ak tamit ban quartier nga jàpp am na donc asalaamaaleykum. ay ci mi ngi noonu donc xam naa rek buuxante bi moom moo xaw a xat ñëpp dañuy bëgg a duggandoo loolu moo tax ay daal xam naa ni ñu nekk ci buumu jokko bi yëpp dañu ànd ak ñoom ngir tey bëggal leen ndax dañu gis tamit liggéey bu extraordinaire bu am solo ndax dañu gis village yi nga xam ni dañu xawoon sonn wiyallu allo. soxna si na nga def
soxna si na nga def. yaa ngi ñuy woowee ban quartier. Grand Thiès nga ñuy woowee. ay ci bu ko defee voilà léegi def nañ nekk question réponse dama la bëggoon a laaj rek Ousseynou butéel bu ndaw bi ñaata la. 1000 francs la boo bu jeexee boo ko bëggee chargé ñaata ngay joxe. yaa ngi may dégg bu baax. waaw. dama ni butéel bu mag bi 1000 francs la léegi bu jeexee boo ko bëggee chargé ñaata ngay joxe. ñaata ngay joxe. léegi moom dama ko bëgg jox beneen chance moom ban kees moom lay wutee ndox yow ban kees moom ngay jëndee ndox. ay cee dafa mel ni kooku daw na. ay cee bu amee keneen rek 33 896 99 62 nga daal di dugg rek participer ci émission bi nga xam ne tey mooy plateau spécial bi ñuy ànd ak donc ndox mu sell mi nga xam ne bi mu ñëwee ba tey boobu wi allo. allo. ça va na nga def. ça va maa ngi ci jàmm. ay ca Ousseynou bu fekkee butéel bi nga xam ne mooy bu ndaw bi ñaata la. 1000 francs. 1000 francs la ay ca bu jeexee boo ko bëggee chargé. 100 francs. 100 francs ngay joxe très bien ay ca ñu jóge foofu léegi bu fekkee beneen bi la 20 litres bi. beneen bu mag bi. waa 3000. 3000 su jeexee boo ko bëggee chargé. 400. 400 ngay joxe voilà léegi ma laajal la beneen laaj balaa ma laa bàyyi léegi kees gi bi nu mel. peinture bi waaw non peinture bi nu mel peinture bi. bleu. peinture bi nu mel bleu. ak lan. jaune ak blanc. ah très bien Aïcha bu ko defee donc xam naa ne aussi dañuy ànd ak waa Rési. Aïcha merci beaucoup donc baal ñu daal di jël sa numéro ci suuf. Aïcha waa Rési jël leen ma numéro ci suuf donc bu ko defee aussi am na beneen cadeau. boo xam ni donc bu fekkee trouvé na donc jusqu'à présent bu fekkee li mu wax rek demee na noonu ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf donc dinañ ko jox benn lot mais malgré tout bu émission bi di jeex ñi nga xam ne ñëpp aussi gay nañ fi dinañ leen ñëwaat ci ñoom donc aussi en même temps tamit jox leen teraanga bi nga xam ne aussi moo leen ko jox bu amee beneen rek ci numéro baa ngi noonu da ngay def 33 896 99 62. waaw man li ma bëggoon dolli rek leeral ko Pape Sylla mooy que ni Ocean dafa am lu naan point d'honneur dafa teg fu am solo fu am fulla la propreté et l'hygiène moo tax bidon yi ñu naan dañ koy jëndee 1000 francs bidon yu ndaw yi pour ku nekk am sa bidon bopp la parce que des bidons rechargeables yoo xam ne vraiment dañ ko saytu defar ko saytu ko ba nga xamante ni nit ki mën na ko yore bu tukkee sax dellu si du dafay conserver qualité ndox bi mais li am solo mooy suñu keski yi ñu nekk ci keski yi balaa ñuy jaay balaa ñuy root balaa ñuy def ci bidon yi benn pepp ndox dañ koy raxas extérieur bidon bi ak intérieur bidon bi pour nga xam te dina mën a assurer que ndox bu sell bi jógee ci machine bi traité dina mën a dugg ci ndab bu sell nga xamante ni tey liñ ciy wër mooy nit ki mën a naan ndox bu sell te wër mu mën ko am maa ngi joxe information ndax ñun agent de développement nañ agent de santé nañ ay paramédicaux nañ mooy doomu aadama bu ne nit ki war na naan 2 litres ndox par bis su bëggee nekk en bonne santé donc loolu itam dafay am solo population xam ko surtout période yu ñu nekk période tàngaay loolu mooy mën a permettre nit yi di mën a dund di mën a sawaat di mën a nekk en bonne santé te Ocean mi ngi fi pour garantir loolu donc am na yeneen i neexal yoo xamante ni mën naa ci dugg bu ñaa lay doon ci kanam a kanam xam naa bu waxtaan bi gën a sore dinañ ci dugg ci mi ngi noonu su waxtaan bi pour ma yokk tuuti si li mu wax si hygiène bi Ocean def si bàyyi xel bu baax moo tax boo xoolee fi nga xam ne fa la ñuy jaayee ndox mi faaw mu doon foo xam ne day set bërëb bi dafay set maanaam moo tax service d'hygiène si boppam moom mooy délivrer certificat de salubrité jox ko pour nga xam ne fii fu set la mais aussi ki nga xam ni dafay jaay ndox mi aussi dañ koy defal visite xool ndax kii nii amul benn doomu jàngoro bu koy tee mu mën a jaay ndox mi ñu demee ba gis ni kii kat sell mën na jaay ndox mi bu boobaa ñu jox ko certificat visite médicale su ko defee mu mën a jaay ndox mi kon Ocean dafay bàyyi xel bu baax a baax si seet ko ay ci am na solo donc gis nga aussi ci image yi rek liggéey bi nga xam ne donc noonu dañuy liggéey
ak respect bi nga xam ne jox nañ ko nit ñi donc aussi gis nga tamit reportage yi nga xam ne donc à travers les images ak Osun tamit yamu fa dafa dem ba ci dëkku village dëkkaan yi jim leen a jàppale ngir wan leen ne aussi ndimbal mi nga xam ne rek moom la war a doxe mooy képp koo xam ne da nga nekk ci réew mi war nga am ndox mu sell te am na ci ñoo xam ne amaana seen doole jotul seen ginnaaw kon aussi foog ñu mën leen a jàppale daal leen dimbali ngir askan bi aussi mën a am li nga xam ne moom la ñu bëgg donc mi ngi noonu foo nekk ci diwaanu Thiès ak ci Mbour ak lépp lu ko wër rek donc zone boo xam dem am na ay kees su ko defee rek xam naa donc boo ñu mënee donc limal kees yi nga xamante ni moom moo nekk ci diwaanu Thiès par rapport ak ñi nga xam ni donc ñu ngi jàkkaarloog seen télévision mën a xam aussi ci yenn zone yi nga xam ni malgré que spot publicité bi donc amoon toutes ces informations mais nag ñi nga xam ni ñi ngi toog seen kër ngir mën a xam donc fan ak fan ngeen am ay kiosque. bien wax naa loolu dama siy kontaan parce que tey jii nii amaana. am na ñoo xam ne ñu ngi toog di seetaan émission bi te soxla nañu ndox mi te aussi ñu ngi xalaat naan fan lañ ko war a mën a amee ba tax na dafay baax pour ñu limal leen kiosque yi nga xam ni moo nekk biir Thiès ci ban quartier la ñu nekk. boo xoolee fii ci Thiès ville am nañu kiosque boo xam ne mi ngi nekk R100 am nañ fa benn kiosque en face dispensaire bi boo xoolee aussi. fi nga xam ñu yem ci R100 jëlal kooku allo. allo. ça va noo def soxna si. maa ngi fi. waaye yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah noo tudd ak foo ñuy wootee. man ci ndox mi rek. ah waaw. maa ngi dëkk Fayu. yaa ngi dëkk Fayu. noo tudd. maa ngi tudd Rose. Rose. waaw Rose yow la ñuy déglu. wàññil télé bi tuuti. maa ngi dëkk Fayu maa ngi root Kër Justin. Kër Justin dëgg la. mais ci Béatrice. mais ndox bi moom set na. dëgg la. léegi buñ ko naanul sax presque daf ñuy def problème. dañ koo taxam. waaye boo ñëwee daf lay accueillir daf lu nekk daal dafa am kër yi tax bouteille bi moom def si ordinateur la. instant yi moom mu ngi ko amul sax dañuy am problème loolu la. dëgg la rek laa bëggoon wax. dëgg la. ayca bul coupé ci suuf ñu daal lay jël may la benn tiset. ayca jël ko ci suuf nga nekkoon ci kiosque yi. commencé ci R100 comme ni ma ko waxee R100 am nañ fa benn kiosque mu ngi nekk en face dispensaire bi comme kii génn moom it ni mu ko waxee Fayu am nañ fa benn kiosque Fayu ñu bëri xam nañ Quincaillerie Justin boo xoolee kiosque mi ngi nekk foofu noonu boo demee fi nga xam ne aussi mooy Thiali moom it am nañ fa benn kiosque en face hôpital Saint-Jean-de-Dieu foofu am nañ fa benn kiosque aussi. boo demee aussi Ngent portugaise am nañ fa kiosque ci biir séminaire bi. séminaire bi ñu dëkkee Ngent portugaise xam nañ séminaire bu baax foofu am nañ fa benn kiosque. aussi boo demee Balabé am nañ fa benn kiosque aussi Balabé en face jardin d'enfants bi am na benn jardin bu nekk foofu noonu en face familiale bi foofu am nañ fa benn kiosque boo demee ba ci kanam tuuti di Médina Fall extension xaw na jege nag cité ouvrière. mooy marché bu bees bi nga xam ni moom lañ fa def soriwu ko foofu aussi am nañ fa benn kiosque boo demee fu mel ni aussi fii ci Cité Lamine wetu marché Ocass soriwul ak marché Ocass ci antenne Tigo bi foofu aussi am nañ fa benn kiosque boo demee fi nga xam ni mooy Daaru Salaam yaa ngi koy wax sànq El Hadj Kanté foofu am nañ fa kiosque mi ngi nekk ci wetu mu tëdd sax Quincaillerie damay fàcce tur bi defe naa Thierno la. Ndiogu Gueye très bien Quincaillerie Ndiogu Gueye boo demee foofu noonu foofu aussi am nañ fa kiosque El Hadj Kanté mooy ki nga xam ne moom moo koy gérer. boo xoolee jot nañu am ay kiosque Randoulène aussi Randoulène maa ngi ko doon bëgg a fàtte am nañ fa kiosque Randoulène boo demee École Malick Kayré am na benn mbedd suuf boo xam ne moom la jàkkaarloor boo jëlee mbedd suuf boobu dem ba ci jumaa ji juste ci jumaa ji di nga gis ni am nañ fa benn kiosque. kër Pape Kader moom moo fa gën a siiw xam naa ni boo ko waxee rek dina am foofu aussi am nañ fa kiosque bu fekkee ni juumuma def naa kiosque yooyu la ñu am. Mbour 2 aussi kiosque bu bees la. boo xoolee bañ ko ibbeeg léegi mi ngi toll ci 1 mois. am nañ fa kiosque en face stade bi mais dafa nekkee ci terrain basket bi. boo xoolee terrain basket bi fi mu nekkee en face foofu la kiosque bi nekk quoi.
waaw li ma ci dolli rek mooy que ni casque yi mu la limal nii yëpp. donc xanaa dama ciy dolli que ni casque Mbour yi nekk Mbour ci nañ bokk. am na yeneen casque yi nga xam parce que région de Thiès nañ wax mais casque yu nekk Mbour am na casque yu nekk ci zone Diender bi itam. mais que ni casque yi am Thiès sax doyul. mais li ñu mën a wax mooy que ni suñu technologie ak suñu machine bi. dina mën a permettre. ay ci am naa ci benn information ma jéggalu ko donc bi ñuy lim léegi casque bi nekk Daaru Salaam nekkul Kenkayre Ndiogou Gueye Kenkayre Thierno Kane la. Thierno Kane effectivement voilà Thierno Kane la ni lañ ma ko bindee SMS ay de passage ki bind message bi. ma nuyu ko bu baax a baax donc man aussi maa jum foofu. ma dolliwaat si beneen fàtte nañu Pécoupe. notre ami Jean Paul Pécoupe séeréer boo demee si wetu église bi aussi en face église bi foofu moom it am nañ fa benn kiosque boo xam ni Jean Paul moom moo koy gérer. oui allo allo. allo waa. ça va na nga def. ça va bi. ay ca foo ñuy woowee. ah. ban quartier nga ñuy woowee. Parcelles. yaa ngi wootee Parcelles tur bi naka la. ah. tur bi naka la. Absa ay ca Absa bu ko defee donc xam naa dañuy ànd ak yow laaj la aussi qu'est-ce que yi nga xam ne donc Ousseynou am na ko seen couleur nu mel. ah. couleur bi nu mel couleur bi. ah. peinture bi nu mel façade bi. waaw. nan la mer. maa ngi fi. ay ca yaa ngi fi kay je sais que yaa ngi fi ay ca sama la bëggoon a laaj donc Ousseynou donc seen peinture yi nga xam ne moo nekk ci seen place yi nan la mel. ay ca kooku dafa am problème retour xam naa rek mooy jafe-jafe bi bu ko defee rek waa Rési ñu daal koy mayaat donc mu daal di dugg bu ko defee rek gën a yaatal. waaw bon li may dolli mooy que ni di gën a ñaax askan bi di leen woo askanu Thiès ñu gën a góorgóorlu di jëfandikoo ndox bi. ndax suñu technologie dafa autonome. dépendul ci robinet tëj na wala robinet tijji na ndax cuve bi dafay téye ndox bi donc 1000 litres ndox moom lay téye. te machine bi mën na traiter 1000 litres ndox par heure 1000 litres ndox mooy 200 personnes mën nañ leen jox ndox bu sell te wóor. donc pour dire que ni loolu lépp prévoir nañ ko moo tax Ocean li ko gënoon a tax a jóg sax mooy milieu rural moo tax ma wax ni la am na zone Diender beeg yooyu. ñu nga fa zone bu nga xamante ne amul courant Ocean ci gën a aay parce que moom solaire moom lay doxee. dégg nga solaire bi mën na marchel machine bi. dégg nga donc dëkk yi lu mu gën a reculer lu mu gën a sore gën a ñàkk courant te am ndox Ocean da koy traité même ñi nga xam ne ni teen nañ yor sax Ocean dafay traité ndoxu teen bi donc pour vous dire que ni tey fépp fu nga xam ne ni ñu ngi fi tey à Thiès doyalaguñu ñu ngi fi ñu ngi am nañ une trentaine de kiosques mais mën nañu gën a màgg biir Thiès moo tax reportage bi nga xam ne ñu ngi koy def publicité bi daw te sunu numéro naataangoo nekk fi képp ku bëgg ubbi kiosque maa ngi lancé un appel mën na woote ci numéro boobu mën nañ ko ubbil kiosque parce que askanam mën a am ndox bu sell te wóor ndax loolu moom moo ñu tax a jóg waaye képp ku nga xamante ne itam bëgg nga am ndox bu sell te wóor ci njëg bu yomb ci 100 francs nga naan juróomi litre ndox ak 400 francs nga mën a am 20 litres ndox maa ngi lay ñaax di la wax na nga daw ci kiosque Ocean boo ko gisee di nga fa am ndox bu sell te wóor ci njëg bu yomb donc loolu laa bëggoon complété di bàyyi ji bi bu fekkee am na lu mu ci sànni. waaw mooy comme li Cheikh wax rek daanaka boo xoolee Ocean machine bu mu indil pour population bi la maanaam dafa ñëw teg ko fa rek kon population bee ko moomal boppam ba tax na ñu ngi ñaan population bi aussi ñu dem jëli ko parce que it ndox mu sell moom lu ko nit jëndee jar na ko. tey jii nii di nga dégg ku nekk mën ngaa mer ni damay def grève de faim ñu nangul la ko de waaye grève mar ndox moom kenn mosoo koo dégg fan. lii firndeel rek ni ndox dafa am solo waaye ndox lu mu am solo aussi. ayca ma jël kooku weelu. ça va na nga def soxna si. ça va bien. Baye yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. ayca ban quartier nga ñuy woowee. ayca mi ngi doonu donc xam naa ni buuxante bi moom moo xaw a bari bu fekkee rek nekkaat na ci ligne bi donc ñu mën ko jël numéro baa ngi 33 896 99 62 donc ñu bàyyi la nga dugg aussi donc def sa contribution bu dee témoignage dañu jël ko bu fekkee tamit day CD boo xam ne da nga koy yëkkati ci liggéey bi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi koy liggéey. ayca comme ni ma ko waxee léegi rek. ndox dafa am solo. waaye booy consommer ndox war nga mën a consommer ndox mu sell. ndax nit consommer na ndox jëlee ci gàllankoor jëlee ci feebar
kon ba tax na nit ki bu dee consommer ndox war na xool ndox mu sell mu di ko naan te it ku wax ndox mu sell xel dina dem ci Auchan. Auchan a ngi nii nag nekk seen wet soriwul leen seen quartier da ngay génn sa biir kër rek dem recharge ñëw toogaat naan sa ndox kon mu ngoog yéen a ko moom. ay ci kon nag yéen a ko moom donc aussi ñu gis seetlu tamit seen bouteilles yi dafa nekk ay bouteilles de qualité ka gaawul yàqu. waaw parce que loolu dafa am solo li may wax rek mooy que ni ñun dañuy yëngatu ci santé te volet santé bi dafa am solo xam nga ñaari façon bidon moo am bidon yoo xam te ni c'est de l'emballage perdu maanaam bidon li nga xam te ni à usage unique la boo ko utiliser da nga ko war a sànni mais puisque ñun environnement bi dafa am solo si ñun la préservation de l'environnement il faut ñu saytu ni ñu dëkkee ak dëkkuwaay moo tax on a des bidons à pH nga xamante ni bidon yii nii moom c'est des bidons rechargeables dañ dem saytu ko wax ak waa FIMEWA am suñu experts yu ko xool ba nga xamante ni tey mën nga ko réutiliser réutilisation boobu nag dafa am app ndax lu amul app amul ci àdduna bi bidon yi bu demee ba am at dañ ko war a changer indi yeneen bidon yu bees mais mën na la accompagner ba diiru atu yàlla nit ki mën na utiliser bidon bi chaque fois bu ñëwee am na entretien bu am solo waaye nag damay lancer un appel suñu ay clients ndax ay jàmbaar nañ gis nañu vraiment Covid-19 bi nit ñu accompagner ci wàllu set gi ak sell gi waaye nañu jàppale suñu kiski yi nga xam ne ñoom ñooy raxas bidon yi di ko nettoyer di ko désinfecter ñoom it bu ñu nettoyer bidon yi raxas ko désinfecter ba rootal leen ndox jaay leen ndox jox leen ko bu ñu demee seen kër yi nañ ko teg fu sell mu bañ a taq mu bañ a tilim mu bañ a def dara ba bu ñu ko indiwaatee ci casque bi dina xam ni kii kat fonk na ndox bi fonk na bidon yi pour wér-gu-yaramam donc loolu laa amoon ci lu ay ci am na solo dafa mel ni donc liñ ñu mayoon ci waxtu fi mu toll nii la ci des rek mi ngi toll ci ay 6 minutes dem kaw waaye xam naa ni rek bu ko defee damay ñëwaat ci mon frère peut-être am na contribution bu mu bëgg a def donc sur le plan communication et marketing de manière générale avant ñuy tàggoo ak suñu téléspectateurs di leen xamal ni tamit seen télé biir Thiès TV dina continuer ak yéen chaque weer rek ñu am ci benn plateau boo xam ni dañ koy ànd ak suñu partenaires yi ngir xool donc nan la ñuy def wax ak askan bi waaye yëkkati ay teraanga ndax li ñu wax dafa am solo ñoom yi leen tax a jóg li ci ëpp mooy dimbali askan bi te askan bi aussi pour nga dimbali leen mooy jox leen lu sell mooy ndox mi ginnaaw jox leen ndox mu sell aussi li ci ëppaat solo mooy nit ki tamit am wér-gu-yaram te wér-gu-yaram gi xool nañ boobu ba tey ñu ci bari ñoo xam ne amoon nañ difficulté sonnoon nañ tey biñ ko commencé utiliser liñ ci seetlu aussi moom mooy njariñ waaye tamit beneen bi mooy doomi réew mi ñoo ciy liggéey ndax kes ki boo dem ña nga fay fekk rek mooy doomi réew mi kenn ku ne aussi dafa tur sa ñàkk di am loo xam ne da nga koy yóbbu sa biir kër donc boo xoolee boobu ba tey témoignage yi jàll yépp dafay wane ne askan mi tamit donc ñuy gën a am mbégte am contentement ndax ku ne xam na ne aussi bu njëkk ñu baal ma ci la ma ko sañ a wax donc 100 francs boo ko yoree mënoo cee naan ba mandi waaw 100 francs moom ñoom mënoo cee naan ba mandi donc ak léegi nga mën a am benn 100 francs boobu aussi mën ci naan tey naan ci suba ndax bu fekkee chaque jour war nga naan lu mat maximum 2 litres donc aussi bouteille bi su ma juumul 5 litres la donc aussi kon doon na loo xam ni maximum di nga am ak moom 3 jours kon loolu aussi ndimbal la ci askan bi xam naa ñu bàyyi la bu fekkee rek am na aussi benn contribution booy def aussi seen liggéey extraordinaire boo dee ba ci àll yi ba ci village yi li ñu soree nekk ci biir boobu ba tey aussi ngeen ci ñafe ngir jàppale askan bi loolu tamit jàpp nañu aussi mbégte la encouragement la ndax askan bi tey ñëpp am na ci mbégte. bon li may wax askan bi mooy reportage bi mi ngi jàll ci chaîne bi Thiès TV gis ngeen sama numéro ñu ngi ko fi affiché ibbil naa ñëpp samay bunt képp ku bëgg information moo xam loo bëgg rek mën nga ma woo ci sama numéro man dinaa la répondre moo xam bu fekkee da nga bëgg kiosque ci quartier bi nga nekk ndax tey jii nii am na ñoo xam ni amaguñu kiosque ci seen quartier. tey jii boo demee fu mel ni jàmm gën amagul kiosque feneen ak feneen képp koo xam ne bëgg nga kiosque mën nga ma woo téléphone boo ma woowee téléphone dinaa waxtaan ak yow wax la yoon bi ngay jaar ba nga am kiosque képp koo xam ne aussi bëgg nga ndox moo xam fi nga nekk sori te nga bëgg ku la ko indil livraison bi mi ngi fi boo ma woowee téléphone incha allahu rabbi bu neexee dinañ fexe ba indi la ndox mi sa kër nga koy consommer ci jàmm ak salaam ainsi de suite loolu daal laa amoon lu ma ci kii ko. voilà man li ma ci dolli rek mooy d'abord vraiment di leen remercier yéen waa Thiès TV parce que vous êtes nos premiers partenaires dans la région de Thiès te yéen a ngi def liggéey bu am solo parce que da ngeen jege askan bi trop donc maa ngi jël sunu remerciement ak satisfaction bi na am ci partenariat bi teg ko sa loxo yow nga xam yow yaay sama bunt ci Thiès TV Pape Sylla nga teg ko ci loxo personnel bi yëpp ndax ni ngeen jegee askan bi
feeñ na ci ñun nit suñu liggéey ndax tax na ñun ñu gën a jege askan bi ndax ñun ñëpp ñun ñoo bokk benn objectif di remercier aussi mënuma bañ a remercier sunu directeurs yi muy Jean-Marc Philippe di remercier Malick Kounta Simon Louvel dégg nga di remercier personnel Ocean bi yëpp di baral loxo suma naataangoo Djibril Ndiaye mais aussi animateurs yi fépp fu ñu nekk ci Sénégal waaye di baral loxo bu baax a baax équipe livraison bi nga xam te ñu ngi def liggéey bu am solo pour que askan bi fépp fu mu nekk ci Thiès mën a jot ci ndox bi ci njëg bu yomb donc leneen li nga xamante ni rek xanaa bëgg naa ko ci dolli mooy di ñaaxaat askan bi ñu gën a góorgóorlu surtout mois de juillet bi nga xamante ni waxoon naa beral nañ leen benn buuñaa ci mois de juillet bi xamante ni dafa tombeek tabaski mu nekk fête bu am solo puisque ñun askan bi moom moo ñu tax a jóg fête tabaski bi li ngeen clients yi lépp lu client góorgóorlu ci recharge yi naka gën a góorgóorlu ndax dinañ leen tegal ndimbalu tabaski bu nga xamante ni dina toll ci 40 000 francs ndimbalu tabaski mën na compléter njëgu xar bi mën na jënd tissu jasner ñoom ñoo xam mën a nekk ndéwénal ndimbalu tabaski bi nag lu client gën a recharger ci kees yi dinañ ko saytu bu ko defee fu mu ci mën a toll ñu tànn clients yi mën nañ ko defee fii sax fii ci Thiès TV comme ça clients yi ñu récompenser leen jox leen seen ndimbalu tabaski te incha allah tàmbali na tey loolu tey la tàmbali ba le 20 juillet li clients yi gën a dem le 23 le 24 fin juillet bi ñu jàpp émission fii ak yéen ñu mën a teral clients yi jàppale leen ndax Ocean clients yi ñoom ñoo leen tax a jóg fi may daanalee mooy remercier bu baax mboolee mu franchisé Ocean bu nekk Thiès su ma limee damay juum mboolee mu franchisé rek gis nañ seen liggéey ak Thiès gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax donc lii maa ngi koy def ci turu Ocean yëpp di xam ne ñun ak Thiès ñun la ak yéen jeexagul ñun ak waa région de Thiès di leen gën a jàppale di leen gën a taxawal di leen gën a jege pour que ngeen am ndox bu sell te wóor ci njëg bu kenn dul yaa naatab leen njëg bu yomb loolu laa doon wax. Aïcha merci beaucoup donc chers téléspectateurs de la Thiès TV ñi nga xam ne donc depuis boobu ba tey di jàpp 18h ñi nga àndoon ak seen télévision bi di Thiès TV tey ci lu spécial nag ñuy waxtaane ñi nga xam ni donc ba ñu taxawee ba tey seen liggéey yëpp ñu ngi ko jëmale ci lu jëm ci askan bi di remercier bu baax a baax toute l'équipe donc ndimbal baa ngi noonu ci askan bi donc ak daw leen ñi nga xam ne donc déjà dañu abonné woon nañu gën a continuer dem di charger ndax liñ ko waxee dafa am solo am na ci ay ndimbal yoo xam ne dafa jëm ci wàllu tabaski ku ne xam tabaski charge la ñoom aussi mën nañ ko tuddee njëgu xar mën nañ ko tuddee aussi buuñaa mën nañ ko tuddee ndéwénal kon yooyu yëpp aussi mën nañ ko tuddee mais daal kenn ku ne rek dawal ci kees gi bala gën a jege ñi nga xam ni donc am nañ fi ndimbal incha allah tamit dinañ fexe aussi bañ daan ci jot di remercier bu baax a baax toute l'équipe technique di remercier ki nga xam ni mooy Mouhamadou Lamine Pro nga xam ni donc yëpp réalisation yoo xam ni mooy Ocean donc à travers Thiès TV Lamine Pro aussi moom moo ko liggéey donc lépp aussi bépp coordination boo xam ne amoon nañ ko par rapport mu jógee Dakar ci monsieur Fall bu ñu joxee information yi rek donc moom lañ koy jox aussi mu nekk nit koo xam ni dafa disponible boobu ba tey ci engagement yi donc aussi même les affiches et tout Lamine Pro moom moo ko liggéey ñu daa ko ci remercier bu baax a baax di ko aussi encourager ci partenariat bu am solo bi waaye aussi remercier bu baax a baax Lamine régie ak caméraman ni aussi di remercier le PDG Seydi Hadji Malick Wade mi nga xam ni donc tey moom moo jiite ci kër gi bii di Thiès TV mais encore une fois monsieur Fall ñu lay remercier parce que donc aussi boobu ba tey bépp engagement boo xam ne jël ngeen ko par rapport ak Thiès TV yéen a ngi koy respecté comme ni nga ko waxee rek incha allah dinañ continuer di liggéey ak yéen ndax Thiès TV li ko tax a jóg mooy askan bi yéen aussi askan bi moom moo leen tax a jóg dinañ continuer encore une fois aussi Pape Djibril Ndiaye ñu la koy remercier di am mbégte contentement di leen jox rendez-vous incha allah ci weer yi di ñëw ci beneen plateau spécial mais n'empêche que seen publicité dina continuer daw fii képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak ñoom mën nga woote ci boobu numéro commercial bi nga xam ne moo nekk ci spot publicité bi dinañ continuer ak yéen malgré tout tamit dinañ ànd ak yéen ci ay reportage yoo xam ne dañuy dem ci yenn quartiers yi dem ci yenn zones yi xool aussi askan bi d'après aussi bi ñu commencé utiliser ndox mi njariñ ñi nga xam ne amal na leen ko di leen sant di leen gërëm bu baax a baax donc El Hadj Kanté sa secrétaire bi dañu woote sànq maa ngi koy nuyu bu baax a baax donc di Mame Koumba Kanté gis nañ aussi moom moo ma fàttali à partir d'aujourd'hui da nga koy jël nag jox ko lépp lu jëm ci wàllu marketing bu daan la koy yoral ndax moom bi ma nee Kenkayri Ndiogou Gueye daf ma envoyé SMS ni ma du loolu lii la donc noonu la ma ko waxee aussi moo tax yaa koy jàll en même temps aussi di remercier Moussa ak toute l'équipe de Thiès TV di leen jox rendez-vous ba ci yeneen i jamono merci beaucoup. Merci. Thiès TV
la première scène thiessoise.